fii équipe bu Guirel TV tey gars yi àndee ko Guirel Family Instagram Facebook ak YouTube ak WhatsApp tey ñoo ñëw fii ci bergerie Massalikul Jinaan nekk fii ci Soprim ginnaaw bi ñu yegsee ba suñu champion bu mag bii di Ablaye Faye recevoir ñu dugal ñu fii ci bergerie bi présenté ñu xar yi tey ñu fas yéene jàkkaarloog champion bu mag bii di Ablaye Faye waxtaan ak moom ci bergerie Massalikul Jinaan. Bamba maa ngi lay nuyu di la fay di nuyu équipe Guirel TV yëpp di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen ñaanal initiative bi ngeen jël ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax gis nañu bande annonce beeg yëpp di leen si ñaanal jàmm ak salaam bu mat sëkk di leen ñaanal yàlla def mu nekk première télévision autorisée si wàllum élevage wu laadum. je pense que amagul maa ngi leen koy ñaanal bi jaayi Seydou bu jot parce que yéen a si def seen déplacement bàyyi seen yitte yëpp Masalik ñor leen depuis suñu première émission ba ngeen déplacé wu waat ne non foog ñu dàbbali ko defaat beneen émission bu gën a yaatu si Guirel TV macha allah donc dalal nañ leen ak jàmm salaam. tey ñu bëggoon a xam bergerie Massalikul Jinaan ñaata at la amagum. waaw Bamba Ndofane donc damay sawar si tontu question boobu parce que dafa may fàttali sama xamante ak Mamor juste après Tabaski 2019 donc mu bëggoon sama benn géniteur phénomène yàlla def jënd ko ñu waxante fa ay kàddu gor. wax dëgg yàlla te ba léegi sàmm naa ko turu Massalikul Jinaan bi li ko waral. bi ñu jógee inauguration Massalikul Jinaan lañ ñibbisi fii fekk boobu su ma juumul amaguñ sax lu mat 5 xar te tey mooy inauguration mais est-ce que duñ ko jox turu inauguration Massalikul Jinaan donc loolu indi tur bi mu barkel ñi juma barkelee parce que gis nga dëkk bi léegi ñëpp ay construire juma moom je pense que mi ngi sax si alxuraan asmala sunu xar yi donc loo ko tuddee rek je pense que barke bi da ciy wuyu si donc tur bi foofu la jógee donc ñu démarré recrutement yi ba ni yàlla defee ñu toll fi ñu toll donc bergerie bi mën naa ne ñu ngi si 18 mois donc amaguñu sax 2 ans septembre 2021 bi la ñuy am 2 ans. nga ne bergerie bi ba mu commencé léegi amagul 2 ans mais ñu ñëw fekk fi xeetu xar yi nga xam ne fekk nañ ko fi muy mâle ak femelle. tey lan moo waral loolu ban secret ngeen yor ci bergerie bu amagul 2 ans yor yii xeetu xar. pour man du secret lu tax ma ne du secret je m'explique Mamor fekkee na Birahim Mamor Thiam mi moom bergerie bi dem na kër Aboukan fekk fa Birahim ay suma juumul ay jamono 2009 2010 moom moo ma ko wax fekkee na Birahim kon am na lu mu xam ci xar yi donte man maa ko dugal si niveau élevage bi parce que mu ngi doon yar je pense que bu fekkente ne amateur nga woon am na looy xam ci xar mais bu fekkee ne maîtriser woo xar yi parce que su ma juumul fekk naa fi 3 ou 4 ay laadum yoo xam ne da leen a jëndoon mais qualité bi doyuma woon donc bu fekkente ne yaa ngi doon yar te yaroo laadum di nga am loo xam si am loo xam si as tuut si xar mais xëy na peut-être sans wu xar yi ngeen maîtriser wala yenn croisement wala yenn lignées yi pour mën a def benn amélioration boo xam ne nit ñi dañ ci mën a teg suñu bët. donc li koy justifier aussi autrement mooy y a l'expertise wala boog l'expérience de la bergerie Ladoum Vision bi nga xam ne man si staff bi man la Fallou Ngom ak Djibril Diagne malheureusement Djibril Diagne neewu fi donc expertise boobu ñëw def recrutement yi dès le début parce que recrutement yi man la woon ak Fallou Ngom ak Mamor ñoo doon tourner au début Fallou sax après la ñëw parce que def nañu quelques recrutements 2 mois après ma koy sogoo ne ko Fallou am na kenn ku ma dugal ci xar yi te ñu ngi commencé sànq béjjé bi te du ma def dara loo dugul ni nga koy gisee mu ndaw nii du ma def dara te yëgu ko te amu ci aviam su ma ko waxee dara bu ma nee du xam-xam te waxam la bu ma nee du xam-xam damay toog reculer bu nga koy gisee mu ndaw nii boo demee bergerie nga xam ne champion la donc expertise boobu moo fi ñëw loolu waral en un temps record ñu samp bergerie bu mel nii Mamadou aussi tam nekk ko xam xar donc du ñu def dara loo xam ne moom tamit validé wu ko wala ñun validé ko donc mu nekk une équipe jeune wax dëgg yàlla du ñu suturaal ñuy càmbar defuñu ci élevage lu yàgg donte am na ay mag yu ñu tete ku ci mel ni tey ndem si yàlla Père Ousin ñu koy ñaanal parce que man su ma xamee laadum ginnaaw yàlla Père Ousin la lu ma xam ci xar ginnaaw yàlla Père Ousin la te Père Ousin moo nekkoon secrétaire général Adam pendant des années donc ñu koy ñaanal yàlla suuf waaye su ko am. tey lu ñu bëggoon a xam bergerie Massalikul Jinaan bi muy débuté tey est-ce que mën nañoo xam somme bi mu débuté ñaata million la débuté ndax tey ku dugg fii ci bergerie bi Massalikul Jinaan xool bergerie bi plan bi ni mu mel ak xar yi wax dëgg yàlla ni ñu taaroo ak maturation yu xar yi am bëggoon nañoo xam somme bi ñu débuté ak ñoom bi ñuy recruter yan critère la ñu dépendroon ba recruter xeetu xar yu mel nii. tey dina difficile pour ñu wax somme bi ñu démarré mais mën naa ne ëpp na 50 millions di dem mais tey loolu yëpp fàtte nañ ko
mën naa ne en 18 wala 19 mois pratiquement rentabiliser nañu investissement bi je pèse bien mes mots. macha allah je pèse bien mes mots. d'où l'intérêt jaar ci raccourci bi ma la wax dinañ dugg ci waxtaan bi lu tax ma naan la raccourci donc su ma ñëwee ci beneen question bi moom mooy par rapport ak niveau de recrutement yi bi ñu soog a démarrer on a recruté des femelles lañu njëkk a jënd nañ presque 6 ou 7 femelles c'est des femelles de taille standard parce que boo xoolee ci l'histoire élevage yow xam nga ci dara Bamba kàkk nga champion nga femelles yi fi gën a def résultat c'est les femelles standards loolu c'est une réalité peut-être suñu vétérinaire yi wala yenn techniciens yi wala yenn champions yi dinañu expliquer lu tax mais c'est un constat boo xam ne ñu def nañ ko c'est les femelles standards ñoo fi gën a def résultat boo xoolee fii les premières portées yi ñu fi jëkk a jur c'est les femelles standards ñoo fi def résultat yi xar bu ñu fi coow femelles standards yooyu ñoo fi def coow c'est les femelles de 1 mètre maximum 1 mètre 1 mètre 1 mën na moom laay tuddee femelles standards wala 99 donc femelles yooyu la ñu njëkk a recruter mais teg leen tamit si ay maalu champion teg ku ci mel ni Mbaarik amoon na fi ay doomam malheureusement dañ leen a jaay teewuñ ci benn ku ci mel ni UNESCO toj na bergerie Massalikul Jinaan tey ku ci mel ni Gaynde jur na fi ak Teranga aussi am na fi doom donc femelles yooyu ñoom ñoo def les premières productions deuxième phase de recrutement bi c'était des agnelles lu tax loolu parce que ba léegi si objectifu raccourci bi la agnelles yi boo jëndee ay agnelles ay doomu champion 10 mois 12 mois bu ñu ko defee dañuy toll ak femelle standard yi parce que da nga gis agnelle bu def 10 mois 12 mois fii def 1 mètre donc te agnelles yi ñoom ñoo yor avenir u élevage donc agnelles yooyu tey boo xoolee ñoo ëpp buzz tey si bergerie bi parce que tànn ko tolloon nañ ak femelles yoo xam ne ñoom lañ njëkk a recruter c'est pour femelles yooyu bu ñu defee une portée 2 portées ñu mën leen a génne agnelles yi ñëw taxaw seeni doom ñëw taxaw en deuxième position troisième vague de recrutement bi li ko indi après le recrutement du géniteur atomique defe naa kenn dootu ko prendre élevage dañu bëggoon jëmal bergerie bi parce que atomique bi ñu ko jëndee coow li bëri woon na yegg benn tour ma ne maamoon nag troisième il faut ñu defaat quelques recrutements minimum benn 5 femelles yoo xam ne c'est des grandes femelles c'est des femelles de concours wala boog des bêtes de foire yoo xam ne ku fi ñëw tey day jëmal bergerie bi donc recrutement femelles yi donc 3 phases boobu la première phase femelle standard deuxième bi c'était des agnelles 5-6 mois troisième phase bi c'était des grandes femelles ku ci mel ni tey ñoom Sogolon ñoom Filisow ñoom Jama Saloum ak ñoom Nenne doomu Maïsra bi donc ñooñu ñoo nekkoon dernière phase de recrutement bi. mbokki éleveurs yi ba tey rek ñu leen di fàttali yéen a ngi fii ci bergerie Massalikul Jinaan ci émission bu mag bii di élevage passion business Guirel TV di ko def ànd ko Guirel Family Facebook ak YouTube waaw ñu ngi waat fii ba tey rek cité Soprim jàkkaarloog ndaanaan bii di Ablaye Faye tey ñu ñëw ci atomique bu ñu paree ci moom présenté xar yi ndax gars yi wax neex na mais li ñuy wax gars yi gis ko xam ndax li ñuy wax mu ngi fi wala nekku fi tey atomique bi ngeen koy recruter coow li bari lool may dégg 24 millions di dégg 20 millions mais tey nan nga mën a convaincre tey nit ba mun a yëkkati 20 millions di ko def ci benn xar Ablaye Faye da nga may ñëw ci nan nga ko convaincre ba mu def ko ba pare nga ñëw ci recrutement bi te dégg naa civilé nga woon ngeen yeneen maal te bu leen rek dem jëndi atomique am na yeneen maal yu ngeen civilé woon at lan moo tax ngeen bàyyi maal yooyu jënd atomique. waaw Bamba damay sawar tontu sa question bi recrutement wu atomique bi ñu décidé pour jënd maal dama ne Mamour nañu wër génn nañ dem ba Mbour dugg nañu Thiès jotuma sax ànd ak Mamour Thiès man maa demoon Thiès ñëwaat gisuma lu ma doy boobu atomique ngeen nekk jeune mâle parce que atomique dama ko suivre bi mu juddoo bi atomique di juddu man daaw ma géej bergerie Baraka parce que dama daan fréquenter éleveur nekk parcelle dama fa bokkoon benn groupe éleveur muy ëttu éleveur donc bi ma ñëwee bergerie Baraka ma gis juddu atomique 2 jours après yor naa sax photom xar bi impressionné ma mais xam nga liñ naan sunu borom lu mu nam rek day am ma naan xar bi de yàlla na daagu sama gétt yàlla na daagu ku sañoon ku ne mu daagu sa gétt mais musumoon xam ne dinaa dem ba jëndal ko nit ma fay dem chaque jour di fa dem parce que Omar Cissé sama waay la ak ñoom Chérif Mbodj daan naka moom moo ma yar mook sama grand frère ñoo doon ànd bi ñu décidé su ma juumul dem nañu bergerie ba 1 mois après bu ñu décidé pour jënd maal ma ne ko Mamor ma ne ko sama la ngi nii mu ne ma lan xar bi nga xam ne fay nañ ci 10 millions ma ne ko moo nekk nii de sama la ngi nii mu ne ma su ma naree jënd xaru 10 millions wala boog lu ëpp 10 millions su waa dañ ma ne damaa dof ma ne ko waa baax na ñuy dem di wër période boobu sax judd lañ ay doomu UNESCO mais judd lañ ay doomu UNESCO mais période boobu wanaguñu woon lu tax
ñu war a mën a samp bergerie parce que boobu ay mbote la ñu mënoo leen xaar il fallait que un jeune mâle boo xam ne wala boog un grand mâle boo xam ne da ngay ñëw rek commencé tàmbali liggéey bi parce que boobu xar yi tëbu nañu ba wàccee il fallait que xar yi ñu am leen mën a croiser dem nañu Mbour mën naa la citer tey Mbagnick nekkoon na sunu cible Mbaarik doomu Grand Rane bi nekkoon na sunu cible ak peut-être yeneen jeune mâle yoo xam ne ay doomu maxu nekkoon na suñu tey tribunal bi ngay dégg doomu maxu nekkoon na suñu cible xëy na suñu wërsëg moo si nekkuñ jotuñu si mais bi ñu demee ba càmbari mâle yëpp foire Mbour dem nañ fa di waxaale jasaaka man maa njëkk a ñëw ma ne ko Mamor am na espoir parce que man foire mu dugal naa espoir moo jël deuxième mooy taaw phénomène El Capo moo jëloon deuxième meilleur espoir ma ne ko gis naa fi benn mâle boo xam ne bu duggee dinañu sonal mais il paraît que dégg naa borom du ko dugal doomu ndigal la te ndigal moo jëloon meilleur espoir ba léegi record LCS espoir moo ko téye kenn baaturu ko El Capo lu muy def 153 yi baaturu ko jasaaka doomam baaturu ko bu ñëwee bon mâle bi mu ñu laaj Baye Mor mu ne ñu mâle bi jaay ko da koy disité mâle bi ñëwaat na invité Saladam ma wanaat ko mais bàyyiwul xel mâle bi ba yàlla def xëy na tamit wërsëgu Papi Dieye la woon parce que même Papi Dieye bëggoon na atomique aussi mais nit du jot lu wërsëgam mais bi ñu génnee Saladam avant ñu génn Saladam fekk nañu jënd atomique mais dama ko doon wanaat jasaaka mais fekk na boobu le coup était déjà parti mais bi ñu génnee foire Mbour la ñu décidé ne atomique mooy sunu mâle si la ñu commencé pourparler yi presque pourparler nañ ko 1 mois ma ñëw si le choix pourquoi le choix de atomique génétiquement atomique dafa détaché wu ak doom bâtonnier yi boo xoolee yi doom bâtonnier yi yi mu jur baraka parce que yi mu jur Kër Matar ñaa ak Moussa yaa da maîtriser wu ma leen donc yi ñu jur batara pratiquement 80% yëpp ak ay doomu jooni la leen jural moom rek la si yaayam nekk doomu jooni mais bokk si beneen mal sang boo xam ne fixé la te daf ma yàgg impressionné muy le sang de la lignée de Machallah bu Pa Massou Mbodj laalaa la lampe bi laalaa la batling bi atomique ñëw juddu wane critères yoo xam ne dafa détaché wu par rapport ak yeneen doomu bâtonnier yi da doon feeñ nettement yooyu ñëpp je pense que élevage bi yëpp mën nañu seede loolu donc mu nekk benn aspect si choix bi deuxième choix bi mooy génétiquement bâtonnier ko jur donte période boobu bâtonnier deful record mais man amoon naa yàqi ne bâtonnier bu ñëwee baatu record bi te ñu bëri amoon nañu pressentiment boobu donc mu nekk maalu ndaanaan kan moo ko jur magistrat li mu fi def kenn defu ko fi en terme de production mu nekk benn croisement ak Linguère boo xam ne Linguère yaayu bâtonnier distance génétique bi dafa sori mu def benn explosion si bâtonnier mu ràññeekoon loolu si doomu magistrat yi ma fàttali tuuti capital génétique atomique ma ñëw ci côté yaayam dañ jël Papi Gomez surtout Machallah direct la doomu bubsu la donc Papi Gomez di surtout Machallah yaay Papi Gomez di fixé Batling parce que yaay Papi Gomez moo jur murit bi jogante woon ak Boy Séeréer 2012 kon foofu am na atomique am na fixé Batling Papi Gomez di surtout Machallah doomu docteur Tyson donc ñu jël doomu Papi Gomez bu jigéen teg ko si Tamsir nekkaat doomu Machallah yaay Tamsir doomu lamp la Machallah bu Pa Mansour Mbodj Machallah comprendre nga te dañoo jël doomu lamp bu jigéen teg ko ci Machallah mu jur Tamsir ñu jëlaat Tamsir teg ko ci doomu Papi Gomez bu jigéen Papi Gomez nekk surtout Machallah yaayam nekk surtout fixé Batling mu jur fa wenn femelle ñu jël femelle boobu teg ko ci Joni mu jur yaay atomique Joni doomu Ramsès la ak Boy Lebi doomu Algor ak benn doomu góor gi Ramsès di doomu Kumba Gawla ak Cheikh Diop Kumba Gawla Boy Séeréer ak Aïcha donc gis nga li atomique dajale ci côté yaayam daanaka foofu résumé bergerie Galo Yàlla maa ngi koy wax démb rek sama benn publication Facebook ñu ñëwaat ci côté papam kan moo ko jur bâtonnier Linguère la ak magistrat Linguère fixé Birima du moins parce que Lat Joor ko jur ak benn doom Birima mu amaat beneen particularité foofu nga ñëwaat ci magistrat kan la Cheikh Diop ñëwaat na fa parce que ñëwoon na ci côté yaayam comprendre nga Cheikh Diop ñëwoon na ci côté yaayam magistrat kan moo ko jur Aïcha ko jur Aïcha kan la Dieyna ak Watara Batling ba ñëwaat fa ci Watara Birahim ba ñëwaat fa ci Dieyna donc loolu la atomique dajale daanaka c'est le résumé des champions qui ont eu à travailler au niveau de la bergerie mais champion Ablaye Faye Galoya ginnaaw bi nga waxee fi mu bokk yëpp ci wàllu deret tey bi ngeen koy recruter waaw dama bëgg nga ñëwal ma foofu ci lu gaaw ci recrutement bi ndax recrutement bi Adam gis naa ne bëri na coow bëri na ñu leen doon critiquer ne gars yi dañoo sànni seen xaalis effectivement yéen moment boobu at yow nga jël nit dugal ko ci xaru ay millions ba tey ñëwagoo ci prix bi gars yi éleveurs yëpp taxawee ne da ngeen a sànni seen xaalis yow moment boobu noo ko dundee yow dañ ko dund ak philosophie damay njëkk tàmbale si biñ koy waxaale bi écho yi commencé daw rek critique yi commencé na mais atomique ku yàlla may nga xam as tuut xar boo ko fekkee mu judd fekk ko màgg ba mu am 9 mois boo ci defee yenn prix yi sànni woo sa xaalis bu dee xam nga xar nag laay wax
bu dee xam nga xar dëgg rek ñor la te iñaanoo boo ci defee yenn prix sànni woo sa xaalis moom mooy boo mooy ne ko premier crit bi avant ñuy recruter ñu jënd ko mu ñëw Saladam ñu ne ko Omar Cissé ñu d'accord ci pour Omar Cissé dugal ko parce que fere boobu fekkoon na ñu dog njëg mais moomaguñ ko parce que boo dogee njëg moomagoo xar il faut nga solder pour moom xar donc Omar Cissé avait bel et bien le droit dugal ko concours jeune mâle mu ñëw mu classé 5e derrière greffier mu jëloon 4e ñu bokk benn papa mu jël 5e coow li commencé da ngeen sànni seen xar da ngeen sax génn leen si ma woo Mamour ci guddi ma ne ko boo génne ci génn ci recrutement atomique ma génn ci bergerie bi xar bi ku ko gagné jeune mâle waxuma la grand mâle mais bu ñu demee espoir mu duma la parce que xamoon naa xar bi fi muy jëm ñu bëri aussi critiqué nga ci hauteur bi waaw te atomique natt nañu ko fi 18 mois espoir u Adam def record 113.5 sutu ko à 18 mois te kooku ñu ngi ko natt 19 mois muy Boy Niang te pour kon dina la tuuma mais atomique LCS bee bari woon période du jeune mâle ba mënoo gis hauteur bi ñun atomique natt nañ ko fi 12 mois mu def 110. mais atomique ñaata lañ ko jëndee ba tax éleveurs yëpp ne da ngeen a sànni seen xaalis. je pense que prix bi éleveurs yëpp xam nañ ko. non ñun xamuñu ko ñun ñu lay dégg. waaw nit ñi daal ñu ngi naan mën na 18 millions 20 millions. non waxuma nit ñi yow yaa jëndee woon atomique ñaata ngeen jëndee atomique. dina difficile pour ma wax ci mais daal mën naa joxe benn indice entre 18 ak 22 millions la. kon 20 millions la. mën naa en tout cas daal indice boobu laa mën a joxe mais mënu ma ne temps lañ ko jëndee. léegi atomique. waaw ngeen def ci xar 20 millions. ñëw première série yi nga xam ne njëkk na ko fee def. rentabiliser na série bi. jotaat ngeen seen 20 millions. jotaat nañ ko bu yàgg. est-ce que du waxu éleveur rek. wallaahi du waxu éleveur. 20 millions du caaxaan est-ce que jotaat ngeen ci. 20 millions yi nga wax ne moom lañu jëndee atomique. yow yaa ko wax. waaw mais dama leen man fourchette laa la jox. dama leen ne entre 18 ak 22 millions la. waaw njëgu atomique génn na wallaahi azim. léegi tey ñu ñëw ci section bergerie bi. tey li ma bëgg a xam mooy wàllu croisement. foofu la ñuy njëkk a ñëw. tey bi ngeen di jëndi atomique da nga am lu ngeen manqué woon seeni femelle gis ko ci atomique wala yéen buzz ngeen recruter atomique wala lii nekk ci atomique moo manqué ci seeni femelle parce que foofu bëgg naa ngeen leeral ñu fa. waaw donc atomique 4 mois et demi la tëbee tëb xaru 102 muy Kirène yaay Boy Niang yàlla dafa def après mu daanu ëmboon na ay seex donc xar bu njoolul du ko def donc beneen aspect bi ñu ko recruter mooy troisième aspect bi moom mooy l' aspect commercial maanaam xaru coow la bi depuis mu juddoo ba léegi parce que atomique bu mu juddoo ba pesé nañ ko mu def 9 kilos et quelques 10 kilos yu manqué loolu néew na xar am juddu bu mel noonu donc coow loolu moo ko topp ba ni mu nekkee nii loolu aussi tamit dafay des aspect commercial bi parce que nit ñi dañuy bëgg découvrir champion bi donc loolu aussi bokk na ci aspect yu ñu ko recruter ginnaaw aspect génétique bi ak aspect croissance extraordinaire. mais Ablaye Faye est-ce que loolu xam-xam la ci càmm gi fi mu toll. ngay jënd maal ngir coow wala ngay jënd maal ngir ndey at baay. ndax ñëw nañ fi ñaari maal lañ fi fekk. mais liñ fekk ci ay femelle macha allah. tey yéen coow li ngeen topp ba femelle bu leen neexee ngeen jël teg ci atomique. wala yéen a ngi xool atomique yan femelle la déggool. mukk dañu am plan de travail fii Massalikul Jinaan bien défini nag plan de travail bien défini donc atomique nekk maal bu équilibré boo jëlee tey ñun li ñu natt atomique ci loolu la ñu mën a wax li ñu ko natt ci ay mensuration à 18 mois atomique dafa exceller il est excellent sur les 4 critères majeurs même esthétique donc mën naa indi 5e critère bi donc tey bu excellent wee dañuy am yaqin ne dafa dëggu ci moom te wane na ko ci production am xam nga booy jënd jeune mâle c'est un peu difficile da ngay am yaakaar rek mais da ngay xool xar bi li ko traversé est-ce que li ko traversé yëpp ay critères yu dëggul lañ si moom li mu présenté phénotypement donc atomique ñëw nekk xar bu équilibré bu ñëwee ak xar bu équilibré boo xoolee production atomique les 4 critères yi nga xam ne moom la atomique am moom lay transmettre ay doomam benn du ci manqué hauteur ba LCS ba TP bi poids bi même esthétique bi dara manqué wul donc dafa mën a composer ak femelle yëpp loolu dama lay wax ci wàllum croisement mais du ñàkk wala bu gisaguñ ko peut-être ñu ngi xaar prochain tour bi du ñàkk xar yu mu déggoogul mais premier tour bi atomique def yëpp xar yëpp la déggool mais derrière am nañ fa un jeune mâle dinañ ko génnee ci kanam moom mooy neutron yaayam jur na fekk atomique dañ koo téye aussi dinañ ci ñëw ci waxtaan bi mais tey incha allah programme ne am na femelle yoo xam ne peut-être yenn niveau yi production am wala yenn mbote yi nga xam ne présenté nañ ay critères yu excellent xëy na yenn yi peut-être amuñu ko lu néew la nag lu néew la mais am na ci yenn femelle yi ñoo xam ne désigné leen donte jur nañ atomique mais désigné nañ par rapport ak ñoom seen phénotype wala par rapport ak seen capital génétique croisé leen ak neutron te loolu ci plan de travail la bokk te dinaa ko suñu fii am na beneen jeune mâle bu ñu recruter loolu peut-être secret la
mën naa ko wax fii mais secret la boo xam ne si plan de travail bi la wax pour wala ne atomique kese non du Ablaye liggéey Faye fii amul secret fii amul secret waaw mbokki éleveurs yi ba tey rek ñu fàttali leen yéen a ngi fii bergerie Massalikul Jinaan fii ci cité Soprim ak équipe bu Girel TV émission bu mag bii nga xam ne mooy élevage passion business tey nekk suñu premier numéro ñu koy defee fii ci bergerie Massalikul Jinaan ci Soprim champion Ablaye Faye tey mâle du complet ma koy dégg ci ay éleveurs mais wàllu production atomique góor wala jigéen ban la ci atomique gën a mu ne ñaar yëpp lu tax may wax je m'explique gis nga fi am na fi benn agnelle bu am 3 mois ñu koy Mustang am na fi jeune mâle yoo xam ne ñoo juddoon même jour ñoo tolloo hauteur LCS ak doole est-ce que comprendre nga waaw jur na fi yeneen agnelle gis nga agnelle yi fi juri semaine passée marché atomique mënoo xam forum parce que 4 critères yi mu am yëpp moom lay transmettre si ay doomam dinaa la wax lenn du neex a dégg nag mais li atomique li yenn bergerie wala boog li yenn bergerie yu mag yi di liggéey sur 5 ans wala sur 10 ans moom la ñu atomique liggéeyal sur 1 an. mais Ablaye Faye may dégg ci yenn éleveurs ñuy jooy ne am doomu atomique dafa jafe. tey café gi dafa seer trop ci doomu atomique. tey loolu yéen nan ngeen koy dundee bergerie Massalikul Jinaan ñi xam ne élevage bi tey débutants yi ñoo ëpp ak kii. question boobu dama si sawar a tontu tey Youssou Agne borom Bagdad jënd fi doomu atomique woo na ko éleveurs yi woo téléphone je défie quiconque te Youssou ku ko laaj ku ko woo mun la wax le prix bi ñu ko jëndee te Youssou ba léegi mi ngi bëggaat doomu atomique bu seeroon du ñëwaat muy benn pas Ibrahima Mbuub bi nekk Marsam jënd fi doomu atomique na ko éleveurs yi woo laaj ko pourtant dëgg bëgg na doomu atomique bu jigéen. mais gars yi li ñu leen di jógee mooy yéen doomu atomique yëpp da nga leen a téye. doomu atomique yu jigéen ñi certes benn lañ fi bëgg benn lañ fi libéré gum benn lañ fi jaayagum moom laa jaay sama xarit bi Jibril Ben Mohamed Diagne benn lañ fi jaayagum parce que dañoo am damay ñëw sama wax sànq bi day ñëwaat dañu bëgg jaar ci autoroute à péage bi autoroute à péage bi foo boo ko bëggee jaar faaw ngay muuñ café gi neex na trop wallahi azim ku sañu ku ne encaissé tey 3 millions 4 millions te pourtant ñu ngi koy dégg mais dafa am fu ñu bëgg a yegg ba léegi ñu ngi si à péage bi yeggaguñu. mais émission bi élevage passion business ñëw nga ci passion bi. mais business bi. tey foofu nga wax ne yéen café gi bariwul te est-ce que tey mun nga nekk di élever ba pare business bi nga bëgg koo bàyyi nii côté est-ce que dina dem kon sa élevage dina dem ak xar yi yor bi ni mu méttee. sama doomu ndey maam Cheikh Dieye yàgg na wax ne am xar am xaalis mën na nekk waaye faaw nga teg ko ci yoon am xar am xaalis mën naa nekk faaw nga teg ko ci yoon ñu ngi jaay ñu ngi téye jaay nañ fi premier tour atomique jaay nañ fi ñaari jeune mâle ay prix yu baax su ma nee prix yu baax mooy le rapport entre qualité et prix xam nga njëg du cher. atomique ñun fàtte nañ prix bi te pourtant ñëpp ne daa cher kon cheru si ñun tey jeune mâle yooyu ñu jaay prix yu baax lañ leen jaayee te pourtant seeni borom bëggaat nañu doomu atomique ñu nga ñëwaat si deuxième tour bi jaay nañ fi 3 doomu atomique su ma jum 4 doomu atomique sax looloo complété njëgu atomique liñ ko jëndee te seeni borom tey bu ñu leen woon amaan na doomu atomique yuy jaay ñu kii ko te pourtant téye nañ ci instant bi téye nañ 7 doomu atomique yu jigéen parce que dafa am lu ñu bëgg tey bu ñu recruter un jeune mâle wala boog juddulu benn jeune mâle doomu UNESCO bokkul dara ak suñuy xar pour mu tëb doomu atomique jëndaat beneen jeune mâle pour jox ko ay doomu atomique ak yenn famille yi nga xam ne ay jabaru atomique lañ mais faaw nga téye ay doomu atomique yu jigéen te raccourci boo fi bëggee jaay faaw nga téye tey je donne un exemple tey Sidaat Diop li ko permettre mu téye presque 14 doomu grand ran mais muñ moo ko dimbali xoolal tey niveau bi Sidaat yem tey ma ñëwaat beneen exemple je donne des exemples bien précis tey Lamine Diagne 21 doomu Picasso la téye woon yu jigéen jaayu ci benn man ñun bëggoon nañ ci dem nañ fa jaayuñu xëy na fan yi wàññi nañ téye na ci presque ay 15 wala 16 instant bi mais tey niveau bi yem Lamine Diagne tolluñ ci élevage mais Picasso moo ko fi yóbbale lan moo ko fi permettre tamit Picasso yóbbu ko fa parce que il a su gérer entre la passion et le business maanaam di nga téye waaye di nga jaay actuellement li ci ëpp doomu atomique yu góor yi ñuy génnee dina am yu jigéen ñuy jaay mënuñu téye parce que am na xar yoo xam ne seex nañu tey doomu atomique bu jigéen bi ñu jaay dafa seex ñoo jaay benn téye benn loolu logique moo la koy may amaan na fa beneen bu seex doomu Abu Bilal bi étalon seex na fi jigéen am na kenn ku nekk ci benn bi amaan na sax dinañ ko jox donc dañuy téyewaat benn bi kon ñu ngi jaay ñu ngi téye. est-ce que tey bu compétition amoon tey foire am pare ngeen pour génnee atomique dugal ko mu jongante at ay moromam. atomique xar bu ñu natt la Bamba man xeexkat la foire yi ma mës a dugg yëpp damaa compétir. mais atomique daa génnoon. non jël 5e gars yi dañ koo dóor. day confirmer kooku maa la ko wax foofu mu confirmer. non pour man kuy dugg compétition nag da ngaa bëgg a gagner mais xar bu toll ni atomique doo ko dugal compétition mu fay jël ay 10e ak ay ndaare. loolu challenge la sa élevage gis nga gagner concours
challenge la sa élevage atomique am na ay naataandoo xam nañu leen ku si nekk jàngal na sa force ak sa faiblesse léegi nag xam nga lan moo neex ci jongante da ngay xam force ak faiblesse su nit xam yow luy sa fort ak luy sa ak lan ngay mën a liggéey ak loo xam ne mënoo koo liggéey. mais yow gëm nga ne atomique record bi papaam amoon dina ko am wala mu battre ko ci 2 ans mu am 1m20. lépp mën naa nekk parce que bâtonnier âge bu ñu ko natt am na âge bu ñu ko natt âge bu ñu natt atomique même hauteur la am ak bâtonnier âge bu ñu natt bâtonnier à même âge boobu am na hauteur bi donc dañuy am yaakaar. tey ministre de l'élevage nan ngeen ko gisee ci biir élevage bi at aussi bergerie Massalikul Jinaan ndax mu ngi sentir boppam mu ngi sentir ministre de l'élevage ci biir càmm gi. En toute sincérité loxo état bi des na dugg si waxuma yeneen filières yi de mais si filière u élevage u laadum état bi des na sa dugal si te ñun lañ waroon gën a jàppale xam nga lu tax mais ñun cheptel local bi à travers les laadum lañ ko mën a améliorer avec un plan de travail bien défini kon bu ñu jàppalewul élevage laadum bi ñan la ñu jàppale ñi nga xam ne ñoo mën a améliorer sa cheptel local boo leen jàppale noonu la ñuy jàppale saako super laadum 10 500 lañ koy jëndee peut-être boo jëndee une tonne lañ la koy defal à 10 000 francs fii xar yi benn saako la ñuy lekk par jour le mois mu jox la ñaata sac 30 sacs 30 sacs fois 10 000 300 000 francs si ripaas kese ngooñ ñëwagul ngooñ benn sac la par jour fii xar yi dañuy lekk 500 000 francs par mois donc il faut que état bi dugal ci loxam subventionner l'aliment bétail. 500 000 francs. nga di ko dépasser ci xar chaque mois. loolu nan ngeen di def ba génn ci. 500 000 francs. tey je te donne un exemple fii tey famille yi ñu jëndoon yëpp seen première portée benn portée lañ fi am ñu rentabiliser leen ba teg sax marge bénéficiaire donc côté rentabilité ñun tiitatuñ si. 2 ma def benn calcul bu ndaw je calcule 500 000 francs par mois les 12 mois ça te fait 6 millions ça te fait 6 millions est-ce que comprends nga. ça te fait 6 millions. at bi minimum si diggante bi janvier ak léegi jaay nañ fi 6 doomu atomique te tey 500 millions yi man maa bañ a exagérer mais je sais que mën na ko dépasser même tey bu yeggee 8 millions tey la rentabilité de la bergerie dépassé na loolu pour wala na tey xar yi am na marge bénéficiaire bu si nekk parce que tey c'est pas pour rien nit di yëkkati yenn somme yi di ko def si xar te gisu si boppam. Ablaye Faye suñu dernière question rek boo xam ne nii moom lañ la ameel. tey nan nga gisee Grel TV. donc tey initiative bi waa Grel TV jël à travers Grel Famille YouTube Instagram ak direct Facebook initiative boobu dañ koy rafetlu di ci encourager toute l'équipe de Grel TV lu tax ma leen di encourager mooy fan yi gis nañu ñaari aspect yu ñëw ci élevage bi mu am benn mouvance bu garaaw yéen ngeen ñëw en tant que jeune ñëw jël initiative bi dëggal seen bopp lu tax loolu tey dafay créer beneen emploi wala boog beneen source de revenu boo xam ne mi ngi ci biir élevage pour wala élevage laadum dafa yaatu parce que tey émission yi dafay am lu muy créer day générer ay te loolu dafa baax ci développement élevage bi ñun tey mënuñu labelliser suñu laadum te communiquer wuñu te à travers Grel TV tey bergerie Massalikul di ci communiquer tey émission yi day dem ba ay Brésil ay Allemagne fu ne la ñuy ay États-Unis fépp lay dem ci àdduna à travers Grel TV donc macha allah mu nekk une initiative boo xam ne c'est à saluer deuxième bi mooy xam naa ne peut-être bii mooy premier numéro bi mais les autres à venir ñun bergerie Massalikul Jinaan donc à travers Grel TV may lancé tey à partir d'aujourd'hui la bergerie Massalikul Jinaan est sponsor leader de Grel TV ak Grel Family Instagram YouTube ak Facebook direct macha allah. voilà di ñaan yàlla nag mu sax. ku bëgg a ñëw bergerie Massalikul Jinaan fan lay jaar. bergerie bi moom neex naa xam ñu ngi fii cité Soprim mën nga ko jaaree ci police parcelle bi boo ñëwee ba si intersection bi nga jël sa droite à 300-400 mètres de la police parcelle mi ngi derrière la pharmacie Rasoul boo ñëwee ba côté Soprim bi nga jógee boori Kaas ba boo dépassé la pharmacie Mame Diarra pharmacie bu siiw la tali bi nga njëkk a jot boo duggee tout droit ba pharmacie Rasoul la ñu ngi derrière pharmacie Rasoul bi. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di am contentement bu baax a baax ci safo at bëggee bi ngeen def Grel TV at Grel Family ñu leen di wax ne kontaan nañ bu baax a baax ci suñu premier numéro bii nga xam ne moom lañ doon defee fii ci bergerie Massalikul Jinaan jàkkaarloog équipe bi nga xam ne ay équipe bu dynamique équipe boo xam ne liggéey rek moo leen tax a jóg ñu ngi jaajëfal équipe bu Grel TV bi yëpp di ci njëkkee champion bii di Alassane Mbaye ndax Grel TV Bamba Ndofane mooy wax waaye li ci ginnaaw ñoom ñooy équipe bu Grel TV bi ñuy jaajëfal équipe bu Grel TV bi yëpp di jox rendez-vous équipe bu Grel TV ci beneen émission di leen fàttali nag suñu sponsor leader
bii nga xam ne mooy bergerie Massalikul Jinaan di woo ñëpp rek ne gars yi Gueweul TV mu ngi leen di xaar di leen jox rendez-vous beneen édition. femelle bu rafet tey am ay macération am robe bu noir ñu bëggoon a xam kii mooy kan. waaw Bamba Ndofane kii moom mooy Jama Saloum sunu grand sama tons Modou Mbaye Mbour baaxee ñu ko jamono yële donc moom mu ngi ci deuxième portem moom la wàccee fii si bergerie bi moom fixé Saloum Saloum la yaayam dañu jël doomu Cheikh Yirim mu nekkoon pesant d'or doomu Cheikh Yirim bu jigéen lañ jël teg ko si macha allah mu jur Ami Ndaw ñu jël Ami Ndaw teg ko Saloum mu jur yaayam côté papam moom ak préfet ak ñoom kenn bugul ak ñoom avocat ñoo bokk ndey ak baay Saloum Saloum ak Bousso Bali moo jur yaayam Bousso Bali doomu Bachir yaay ji doomu Bachir la ak commandant Kosso ah Saloum Saloum di doomu Algor di doomu Mossour Mossour di doomu Algor donc fixé Saloum la ci côté papa ak ci côté yaay. waaw kii moom mooy la fameuse Sogolon mu nekk femelle boo xam ne kenn dootu ko présenté di élevage laadum parce que nattoon nañ ko sectoriel 2019 mu présenté woon ay macération yu extraordinaire defoon hauteur 103.5 LCS mu defoon 147 moom jur na fi sax ay seexi góor ak atomique. donc Sogolon su ma brièvement ma ñëw ci capital génétique bi doomu Goldman la Gold di doomu Jibi Séeréer ah ak Joojo Jibi Séeréer doomu Boy Séeréer la donc loolu côté papam la côté yaayam Aïda Mbodj ko jur Aïda Mbodj taawu Kaiser moo ko jur Kaiser ku ne xam ne doomu Bachir la ak Koddu doomu góor gi Bachir doomu Jibi la ak Jeyna mais yaayu Aïda Mbodj nekkoon doomu Salman mu amaat fa Koddu bi amaat fa góor gi bi macha allah. ñu taxawaat ak beneen femelle kii mooy kan. kii moom mooy Joli Cœur di rakku la diva championne Saladam 2020 donc mook la diva ñoo bokk benn yaay Jeyna fii moo leen jur moom papam Teranga ko jur Teranga nekkoon meilleur espoir Saladam 2018 battre record hauteur au garrot 110 Jeyna fii ñëpp xam nañ ne doomu Jeyna la ak ado macha allah juddu woon Touba donc moom suñu grand Diaw moo ñu ko jox Diaw Mixa ñu koy remercier au passage macha allah. ñu taxawaat ak ñaari femelle bëggoon a xam femelle yii nga présenté ñu leen ñii ñooy ñan. waaw ñii kii mooy Mayendeb Junior kii mooy étalon donc ñoom ñaar ñëpp ay doomu Abou Bilal lañu te ñoom ñaar ñëpp seen yaay kii yaay ji doomu francophonie la francophonie doomu Koromak la kii yaay ji doomu Koromak direct la donc ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk capital génétique. moo tax boo xoolee sax ñu présenté ndoo leen parce que ni ñu leen tëggee ñoom ñaar benn lañu sunu grand sunu tons sunu papa Luc Nicolaï moo ñu ko partagé woon macha allah doxal ñu 4 agnelles donc ñoom ñaar ñëpp ñu ngi si deuxième portée seeni deuxième portée moom ñoom ñoo nekk nii vraiment xar yoo xam ne c'est des génitrices wax dëgg yàlla xar yu def résultat lañu ak atomique macha allah. macha allah am na solo mais ñu gis xar yi macération yu ñu am ñoom ñaar ñii ba pare nga ne ñu ngi ci seen deuxième portée kon ay espoir lañ. ay espoir lañu wax dëgg yàlla. gën nañ espoir juste parce que ñu ngi soog a foog mais tey bu fila bi nga xam ne moom moo jàll bu doon defoon nañ ko le mois de janvier dañ doon dugg femelle espoir te Luc ba mu ñu koy jox aussi ne woon nañu c'est des xar yoo xam c'est des femelles yoo xam ne wax dëgg yàlla bu ñu amee âge espoir wa grande femelle day nekk ay femelles yu ràññeeku si seen maturation ak si seen production te wax dëgg yàlla wane nañ ko si seen production yi nga xam ne moom lañ jur ak atomique macha allah. Fili Sow sunu papa moo ñu ko jox Papa Baydi Diaw donc moom mi ngi ci deuxième portem nii moom moo jur seex yi mook atomique macha allah moom aussi côté papam remonté moo ko jur remonté doomu Dramé doomu Petit Birahim donc côté yaayam surtout Hercule surtout Assane 2 direct la Assane 2 doomu Lamp Fils di doomu Lamp macha allah donc moom loolu moo composé génétiquement mu nekk xar boo xam ne mënoo génnee 3 femelles ci bergerie bi yu ko ëpp maturation donc mu nekk femelle bu am yaakaar macha allah de par son capital génétique mais de par sa production aussi. macha allah champion Ablaye Faye am na solo macha allah. voilà champion Ablaye Faye ñu taxaw jeune mâle bi bëggoon a xam kii mooy kan. waa kii moom mooy Neutron mooy deuxième géniteur u bergerie bi Neutron di doom ci UNESCO le champion UNESCO di doomu Picasso ak Aji Farma nekk vice championne Saladam 2018 yaay Neutron présenté naa leen ko sànq moom mooy doomu docteur bi surtout Koromak bi ak Gande bi donc Neutron mu nekk xar bu ñu am yaakaar parce que fii la juddoo si bergerie bi muy seexam bu jigéen di Fatima mu nekk jeune mâle boo xam ne dégg nañ ci njëg bu am solo wax dëgg yàlla bi mu amee 7 mois mais ba léegi ñu ngi muñ téye ko parce que moom la ñu fas yéene
mu tëb croisé ko ak doomu atomique yu jigéen ñi fexe leen améliorer pour yóbbu suñu cheptel wala boog suñu base de femelle beneen niveau. donc Neutron mi ngi judd le 16 avril 2020 la judd donc le 16 bii di ñëw lay am 11 mois su ma juumul parce que le 16 avril lay am 12 mois donc mu nekk jeune mâle boo xam ne natt nañu ko 9 mois si mi ko laay waxee natt nañu ko 9 mois mu def 102.5 xar yu ñu ko mës a natt hauteur bu ogara boobu pareil âge dañ leen di dégg si wàllum hauteur mu nekk xar bu ñu am yaakaar puisque atomique dafay def LCS di def hauteur ak doole Neutron bokk si xar capital génétique bu extraordinaire mu ñoom Abdou Fall bi ak Saloum boo xoolee loolu pratiquement loolu la composé donc Neutron tey bu ñu ko joxee ay doomu atomique yu jigéen LCS su Adja Farma dina ñëwaat parce que sëtam la doole Saloum ba ak ossature ba dina ñëwaat parce que sëtam la hauteur ba dana ñëwoon ndax Abdou Fall tànk mi ni muy dëngee natt nañ ko mu def 114 donc tey bu ñu ñëwee day consolider li nga xam ne moom la atomique liggéey macha allah si yi nga xam ne mooy base de femelle donc mu nekk xar boo xam ne commencé na tëb ay doomu atomique incha allah fii ak 4 ou 5 mois dinañ xaar ay doomam mais xar bu ñu am yaakaar la de par ses mensurations mais de par son capital génétique parce que UNESCO kenn dootu ko présenté si Sénégal tey ku ci fayoon yenn prix yi sax doo ko jëlee bergerie Diaw donc bu ñu téyee doomam bokkul dara ak suñuy xar yoonu liggéey la mu tëb ay doomu atomique yu jigéen ak yenn famille yi nga xam ne peut-être amuñu yenn compatibilité ak atomique macha allah. macha allah waaw mbokk yi yéen a ko déggandoo muy jeune mâle bu rafet toll ci 11 mois am maturation yii mu am ñu koy préparer pour doomu atomique yi yaakaar naa loolu mooy yoonu élevage loolu mooy yoonu càmm. kii mooy kan kii ñu seen muy ñëw champion Ablaye. kii mooy atomique macha allah Fallou na tourné donc c'est le géniteur de la bergerie Massalikul Jinaan atomique di doomu bâtonnier di doomu Maïsra ak Linguère atomique yaayam nekk doomu Joni Joni ki jur yaayam nekk fixé macha allah ak fixé Batling donc mi ngi si 22 mois macha allah donc mi ngi def production bu extraordinaire si bergerie bi wax dëgg yàlla présenté ay mensuration yu extraordinaire mu nekk une fierté de l'élevage parce que dañ ko amélioré parce que macha allah bi dafay def beauté ndax boobu rëy ba mais Birahim bi atomique doo ko am Birahim bi atomique doo ko am 2 fois am ko ci côté papa am ko ci côté yaay donc mu nekk fixé Birahim mu traversé ko baax a baax looloo waral atomique ñëw détaché wu indi esthétique boo xam ne Cheikh Diop surtout Cheikh Diop bi wala doomu Cheikh Diop bi daawuñu ko am macha allah ba pare indi yaxu boy séeréer bi ak LCS bi. voilà macha allah mais tey poids bii nga xam ne fekk nañ ko ci atomique da ngeen koy préparer moo tax poids bi wala lii nii la atomique mel. parce que aussi kii ku ko tiim wax dëgg yàlla yonent bi bu dee yow kiy dund xar nga boo ko tiimee rek yëg xar. yàlla xam na ne atomique dañ ko wàññi fan yi ba xawoon naa sax jàppante ak Mamor mais atomique lu tax ma naan poids am dafa bokk ci moom bi mu juddoo 9 kilos et quelque lañ ko teg lañ ko pesé presque 10 kilos la def. mais moom sëtu Linguère la. sëtu Linguère la te Linguère gis nañ balaysam bi mu traversé Birahim traversé Biram Ndiémé traversé Boy Séeréer bi muy battre record poids xottu lañ ko pesé donc yax bu 10 ba looloo nekkaat ci atomique comprendre nga te beneen particularité bu am ci poids atomique mooy poids long la ñaareel ci xam-xamu xar laay waxee yow ñaareel foo fekk poids long xar ba day rëy atomique xar bi ba mu am 7 mois si 8 mois karaw gi ruusul dafa sëqoon bi karaw gi dawee da nga gis ne poil bi daa commencé signe mu nekk poil long foo ko gis si xar ñaareel li si ëpp xar bi même bu fekkente ne présenté yenn masse yi mais boo ko pesé poids bi dina la nax te loolu la atomique am parce que bi ñu ko pesé 18 mois ñun ñëpp poids bi daf ñu nax